mais tamit est-ce que pexe yi nii lu si bari nekkul di fidèle. yan pexe man dem bëgg ñi wax ma ban pexe la ak fan lañ ko pexe ak fuñ ko doon fexe. wala boog li nga xam te nii moom la ñuy lal est-ce que nekkul ne que 2024 flou bi nga xam te ni moom lañ si am ba tey moom mooy tax suspicion yi di bari lépp lu président Macky Sall def rek ñu ne est-ce que amul lu nekk si ginnaaw est-ce que nekkul ne 2024 li ñu xamagul ndax dina représenté yu non loolu bokkul si lii di xajamal. xam nga présenté wu 2024 comme 2024 jotugul su waree présenté wax naa ko fii ci seen plateau bi loolu du affaire de télé du affaire de WhatsApp ba link wala Facebook ñooy valider candidature président Macky Sall. déedéet conseil constitutionnel moo am droit valider wala invalider donc buñ ci yeggee su waree déposer candidature am déposer moom moo koy def. mais justement parti bi moo koy def mais loolu su ku mu tere nelaw nga xam ne doo nelaw parce que président Macky Sall mu ngi fii te mandat am bi jeexagul donc su fekkente ne da ngay am doute nga xam ne dana am ñoo xam ne stress dana leen faagaagal. mais est-ce que nekkul li ñu xaar si président Macky Sall mooy mu bañ a sax présenté en 2024. pour kan moo la wax loolu li mu waxee ne que kenn amul droit présenté wu si ñaari mandat yu tegaloo yu 5 ans amul mais président Macky Sall dafa ko fi ñaari mandat yu 5 ans benn mandat 5 ans la nekk te boobu sax jeexagul ngeen bugg ko paraxe léegi bi mu njëkk a def nag yow boobu doo xool. boobu 7 ans la. waaw boobu bu ñu demandé nañ ko dugal ci kiiwu 5 ans bi conseil constitutionnel dafa bañ lettre bu leer nañ la bind yor ngeen ko. Sénégalais yi yor nañ ko conseil constitutionnel yor na ko dañ ne mandat 7 ans bi bu nu ci bokk waaw pourquoi lu mënul bokk ngeen bëgg ko ci boole. mais pourquoi ngeen bëgg président Macky Sall sam parti nan mais pourquoi ngeen bañ président Macky Sall samp ndëndam ma ne pourquoi yéen ngeen bañ président Macky Sall samp ndëndam ni ngeen ko bañee xol yi ngeen am bañ xol yooyu lañ am bëgg. mais yéen a ngi xool dalu réew mi. ma ne réew mi jàmm kese moo fi am chaque élection bu dimanche jotee. nit ñi danañu voté te lundi danañ dem liggéey loolu moom wax ci leneen ay waxu caaxaan la kenn du fi taar réew mi kenn du fi def lu fi war te nekk loolu ñaanu réew mi sax du ko nangu boo ko buggee def ci sa bopp lay këpp. est-ce que fexe ñaanu réew mi nangu moom nekkul moom mu bañ a représenté wu benn yoon. ma ne su ko yoon mayee mu présenté wu te mu bëgg ko te partem gemb ko te yoon validé ko day présenté wu te bu présenté wu dañuy dem campagne. loolu moom affaire de conseil constitutionnel la du télé du WhatsApp du link du Facebook du benn chaîne moo koy valider conseil constitutionnel mooy valider candidature wala invalider candidature candidat bu mu muntu doon du candidat Macky Sall rek parce que amoon na fi yeneen candidat yoo xam ne ñun bi président Wade présenté dañ ne du fi amee mais biñ valider dañoo dem campagne alors que loolu laa gëm parce que réew nag munoo ci nekk nga bañ a gum sa constitution réew man bés bu ma gumatul woon constitution réewum Sénégal damay dem beneen réew dëkk foofu su ma constitution lépp lu mu doxal dama ciy ànd dama koy gëm. dama ciy jàpp bu ñu ne suba Macky Sall bu nul bokk wallahi dama ciy ànd dama koy gëm. mais nga foog ne sax président Macky Sall fu mu toll nii am na code de popularité bu koy mën a permettre sax fu mu toll nii. mu mën a diriger au-delà de loolu kay bu mu fi génnee rek ñii tiit noonu xool ko bu mu fi génnee dem ci région yi bu fekkente ne si yàlla rek moo tax ngeen di wax dem ngeen gis ngeen. ay nervi lañ gis. ma ne gis ngeen fi ñu dur nervi mais gis nañ fi ma ne xam nga su ku xaw ma olof ni ñu koy wax ku sa wujju di sëlëm doo set comme yéen du ngeen gis lu baax du ngeen ko seede lu baax opposition bi ak yenn journaliste yoo xam ne ay opposant lañ lu mu baax duñ ko gis safaan bi la ñuy gis bàyyi leen ñu gis loolu président Macky Sall ku xam am lecture politique bu mu ko gisee mu wàcc ci terrain bi ñoom sax waxatuñu président Macky Sall mu ngi fu ëpp fu mu nekkoon loolu askan wi ñoo ko bëgg. kon loolu est-ce nekkul day dëggal ne que li fi xewoon ci ay février mars loolu président Macky Sall demoon xoolaat ndax fa mu tolloon. li fi xewoon Dakar gii la xewewul Matam xewewul Kaffrine xewewul feneen fu dul ci Dakar gii non de yeneen diwaan yi li xew fii xewu fa. Bignona tàngoon na Thiès tàngoon na mais ma ne ji Bignona ak Thiès mais en tout cas bi président Macky Sall demee du loolu lañ fi. Matam daal moo tàngutoon. ma ne bari na fu tàngul. bari na fu bari tàngul yooyu gis nga loolu. fekkente ne am na ku koy ndamoo wala ku koy tiitaroo vraiment man dama jàpp ne doo sénégalais bu baax parce que bu fekkente ne am na ay wu jóg am doomu sénégalais yi ci ñàkk seen bakkan. boo koy nettali sax da nga war a am kers
ci biir réew mi ñi ko sabab ba mu am war nañ am kerse mais kenn waru ko tiitaroo te loolu nag ma xamal ne amoon na mais jàpp ma ne dana amati lu mel noonu dootul am ci réew mi c'est terminé. ndax ay am na yoo xam ne vraiment affaire de caaxaan la du sax affaire démocratie wala élection wala leneen ndax dem dugg ci magasin jàmbur toj ko toj banque toj ay station gis nga fi ay station yoo xam ne da nga ci doon dugg jënd yor sa carte gab dugg ci gab tiire li nga soxla jënd li nga soxla dem boo demee tey dafa tëj sénégalais yi fa doon liggéeyatuñu ñu ngi chômage depuis presque 4 mois donc loolu bu fekkente ne nit mu ngi koy encroiser wala mu ngi koy damo man jàpp ma ne sénégalais bu baax nga. lu mel noonu dootu fi amati est-ce que mën na bokk si di justifier que code pénal bi ak code de procédure pénale bi nga xam te ni adopté ngeen ko yéen assemblée nationale jamono jee. ma ne loolu lu koy justifier code de pénal bi ak code de procédure pénale bi yi mu ŋànk ak lu mu ak lu mu war a régler loo lii ngeen di wax moo ci gën a tuuti en tout cas réew mu jàmm la jàmm moo fi am sécurité bu doy lañ ci soxla. lépp loo xam ne bokkul ci démocratie tamit bugguñu ko nit ki lu mu munta bugg ak lu mu soxla naka def ci jàmm ak salaam bañ a toj bagage jàmbur bañ a toj télé jàmbur bañ a toj station bañ a toj Auchan donc loolu kese mooy li sénégalais yu baax yi bëgg ku bëgg leneen nag leneen bu la ci fekkee nit ñi nañ xam ne yaa dugg ci loo xam ne waru ci dugg. parce que waa Pastef ak opposition jàpp nañ ne ñoom ñooy cible li nga xam te ni moom ngeen def ñii sax. man de loi bi réewum Sénégal nekkul sa ay sénégalais. loi bii de bu nit waxee. ay tenue Blair ak yooyu. lu nit waxee man li ma ci jaaxal keroog wax naa ko assemblée buñ ne dañuy xeex lu jëm ci terrorisme. gën a sécuriser suñu réew ak li àddina bi toll ne ak li ñu wërtee yépp boo gisee nu muy doxee nit jóg ne du ma voté loolu wala lii ci man la jëm kon ko nit kooku man dama ko jàppee moom terroriste la man loolu laa jàpp. ab terroriste dina nekk ci réew mi yor parti politique nekk député assemblée nationale. mais terroriste boo xam terroriste kay mooy xam nga nit koy faral ku ne yow xam nga mun nga fi nekk xam nga terroriste mun na nëbbutu. bu fekkente ne yow ñi ngi xeex lépp luy mbirum terroriste nga ne du fi amee man dama laa jàppee terroriste man Aliou Dembourou yaa ngi xeex kuy xeex lépp lu jëm ci terroriste yàq bagage jàmbur tojete yàq rey ñu ne loi bi pour xeex loolu nga ne du fi amee yow terroriste ci ñooñu ko bokk. mais est-ce que nekkul ne waxtaan bi waroon lal mbir mi. waxtaan mu ngi doon wéy avant lii di am waxtaan mu ngi am waxtaan mu ngi continuer di am waxtaan su nekkul loolu affaire yi suspect ma ne réew mi depuis président Macky Sall ñëw fii lu ko jiitu waxtaan def ci am bu mu ñëwee ba léegi mu ngi waxtaan ndax waxtaan mënut a weesu nga gagné avec 58 virgule ba pare nga ubbi dialogue national di waxtaan. waaw mais man si loi bi laa doon wax est-ce que nekkul waxtaan bi ko waroon jiitu. ba askan wi yëpp xam mbir mi parce que mbirum terrorisme boo ko xeex mais mbirum ngir jàmm askan wi la mais est-ce que yow mbirum terrorisme li ci état bi di def ak mbirum sécurité da ngeen defee ne fu ñu toll rek dañuy teg di ko waxtaanee. yow da ngay dem di xeex wala di aar sa réew foo toll nga ne nii laa koy xeexe wala nii laay aaree sama réew. si loi bi laa non mais loi bi waxtaane nañ ko loi mënut a pas wala ma ne dañ koy voté surtout askan mais ma ne ñu askan bi lay appliqué moo tax ñu yónnee ñu ko ñun député yi ñu jox ñu ko ci suñu case yi ñu jot ko ku nekk càmbar ko nga jot ko ba pare ñu woo ñu commission buñ ñu woo commission aussi càmbaraat ko ku nekk wax ci gis-gisam ñu waxtaan ba pare doo ko yóbbu plénière waxtaan mënut a passé loolu parce que ñun ñoo représenté Sénégalais yi. te boobu opposition ba ngi doon teew. mais tuuti ci ñoom ñu ngi doon teew xam nga ñoom nag bugguñu fu caméra nekkul ñoom caméra lañ soxla caméra nag ak liggéey jotewul dara ndax commission moom caméra du fa dugg te it liggéey bi foofu la casé duggalal la def programme jot nga ko xool nga li ci nekk ba pare xam nga ne baax na nga dem commission technique waxtaan ba juboo ñëw plénière nag caméra yi ne la jàkk alors nga toog nag di wax ne voilà di wax safaan bi ñun opposition boobu lañ xam te boobu moo nekk fii tout le temps aussi noonu la ñuy doxalee lii du lu bees ñun xam nga nag maa ngi suma deuxième mandat man xam naa bu baax nu ñuy doxalee ñoom seen attitude xam nañ ko bu baax a baax loolu ñu xamul la ñuy réere mbir mais pas ñun ñu nekk ci biir assemblée. d'accord yaa ngi tudd opposition bi président Macky Sall mel na ni pareegul si woo ñenn si waa opposition ñoo te ni mën na ànd ak ñoom. ñëpp la woo président Macky Sall woo na ñëpp. bi mu demee Thiès sax mu ngi fay junj Gloria. woo na ñëpp. ñëpp di kii Khalifa Sall moom nee na moom. ñëpp la woo loolu da koo allergie. ñëpp Gloria moom kan la. Gloria de moom Gloria la rek
Gloria moom Gloria la dafa am tur ci kaw laax lay nekk wala mburu ak soow Gloria moom Gloria la. waaw bi moom si mburu ak soow mi la ko bëgg wala ñu def ko ci café ndekki Gloria moom Gloria la rek. waaw kan la si kujje gi. bu jotee rek danañ parce que ko xam mënta nekk Sonko moom wala. ma ne bu jotee rek danañ ko xam nekk Gloria nag yombul du ku nekk mën a nekk Gloria aussi. Gloria yan critère la. Gloria foog nga am critère wax nga neex foog nga saf nit ñi mën la utiliser mais Gloria du weex du ree du poson. mais si opposition bi kan moo fi des koo xam ne nii président war na mën a liggéey président Macky Sall jamono en tout cas ubbil na ñëpp ku fekkente ne xam nga nag opposition moom dafa yaatu mais nag opposition ñun xam nañ kan mooy opposition ak lan mooy opposition parti bi fi gën a nekk opposition tey taxaw xam nañ ko xëy na nit ñi bëgguñu ko ñu wax ko. Pastef wala. loolu du parti loolu groupe la rek. Pastef sonal la. non loolu parti télé la ak Facebook ak saaga ñàkk teggin voilà. kon man parti moo gën a taxaw fu mu toll si. fii bu am waaw loolu man daal ñoom ñoo xam opposition la ñoom ñoo xam kan mooy seen chef wala kan mooy ci gën a taxaw ak yooyu ñoom nañ natt seen bopp xam ku gën a taxaw. parce que man am na parti yoo xam ne jàppewuma leen parti wax dëgg yàlla. ak Pastef li nga xam te ni moom moo fi xewoon yëpp. yooyu du parti boo xam ne amul benn commune booy diriger amul benn département booy diriger amul benn. musoo nekk lenn musoo sax nekk conseil municipal. am na benn député. ma ne député boo xam ne du teew. plus fort reste. plus fort reste bu teewee foofu nee na ñu saaga ko provoqué ko. plus fort reste lu tax mu def li koy saaga. ay jigéen la jotel de ay jigéen la de jigéen la amal foofu ay problème de jigéen ñi nag moom boo leen defee dara. boo ñëwee mbiri si laa la jotel. keroog mbiri si laa la jotel. déet mais lu jiitu mbiri si la am na ay jigéen loolu kay passé na ne ñëw toog assister bu jël parole jotee mu jël parole wax nu mu doon waxee dagg santé ak xas ministre yi ak xas réew mi mu dem yoonam lu tax mu bay loolu na ñëw continuer ci loolu. parce que bu fa demee ngeen xas ko. déedéet kenn xasu ko moom kay moo doon def loolu na ñëw continuer rek di ko def moo digganteem la ak jigéen ñi nekk assemblée la. Gloria daal ba léegi ni doon indi ay gindi daal. Gloria daal bu ñëwee da ngeen ko gis. kala Karim Wade. waaw de Gloria daal bu ñëwee da ngeen ko gis. justement léegi dañuy avancer tuuti est-ce que tamit président Macky Sall lii sax lu baax la si moom jéem a wàññi opposition bi di ko wàññi di réduire l'opposition à la plus simple expression si démocratie mel ni Sénégal est-ce que à la longue sax loolu dina baax pour mën a gouverner parce que bu opposition amatul après askan wi ngay jàkkaarloo. président wàññiwul kenn ndax bu doon wàññi ma ne la du ubbi dialogue national ne ñëw leen waxtaan mu tëj buntam ñoom moom la sénégalais yi tukkee ko gis nañ ko après réew mi moom moo dem borom ma ne waaw mais ñi dafa kenn forcé wul réew mi dañu gis ne kii mu ngi liggéey jëmale réew mi ci kanam nañ ñëw jàppale ko loolu dañ ko war a rafetlu mais keneen bu bëggul loolu bëgg a opposé wu tamit dañ koy nangul mu opposé wu mais nag président wàññiwul kenn yokkul kenn loolu suñ borom mooy wàññi mooy yokk moom mi ko dénk réew mi nag moom gëm na loolu te xam na loolu da koy doxal nu mu yaakaaree ne noonu la baaxee ak la nga xam ne njëriñ la pour sénégalais yi ci loolu nekk chantier yi ay 19 ponts Dakar mel na Dubaï donc pétrole bi incha allah fii ak benn at mu dugg si bépp sénégalais di ci bénéfice wu réew mi naat am barke loolu la ñuy soxla ci moom te loolu mooy am incha allahu rabbi mooy président bu naat bu xam fu mu jëmale réewam mooy président Macky Sall. mais boobu ba léegi moom li ngay dégg mooy dëkk bi dafa dëgër dëkk bi daa mag. waaw xam nga nag njublang moom def fi jógee wax dëgg yàlla njublang amatul ci réew mi ko mën ku am nga njublang moom bu tappee fale dara bougé bul mën na wax ne dëkk bi dafa dëgër waaye gisuñ fi weer de fay ñu nit ki salaire am gisuñ fi kenn ko xam ne buntu xatal nañ la wala weer de te joxuñu la salaire bi Macky Sall ñëwee ak léegi ñi ñi doon fay le 30 sax léegi 25 lañ leen di fay ak jafe-jafe bi am ci àddina bi yëpp kenn dégg gu fi arriéré de salaire donc loolu ñun dañ koy jàppee ñiy liggéey ñi ngi suturlu boo liggéeyul nag njublang naan dëkk bi dafa dëgër waaw dafa dëgër damm ko